jamono ji dañ ci ànd ak reportage u Aminata Ba. Tàggat yaram tey ji la ñuy xam kan mooy jiite fédération sénégalaise bu football tey la seen assemblée générale élective Madi Touré mooy janook président sortant bi di maître Augustin Senghor niki démb nag Abdoulaye Seydou Sow gagné na moom moo jiite ligue football amateur fas yéene doxal ñetteelu mandaam ci wàllu lamb nag ci Jeux olympiques Adama Diatta mi nga xamante ni repêché nañ ko doomu Sénégal la gannaaw ba nga xamante ni daal kako daanoon dafa qualifié final sénégalais yi nag war a gagné ñaari combat ngir décrocher li nga xamante ni moo di médaille de bronze yi ci yéen kaay la ñu jeexale daañu ci ànd ak Mohamed Ali Mouba. Abdoulaye Diop moo fare ci machine yi mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média xibaar yi ñu doore kook accident bi am te guddi ci pont Émile Badiane benn camion boo xamante ni daal dafa dévier raté pont bi ba noonee la daal di daanu ci dex ba ni ki démb si guddi bilan bi nag am na kenn koo xamante ni moo ci jëlee gaañu ak koo xamante ne ba tey gisaguñu ko donte ñu ngi koy wër ba fii lii mooy ñaareelu accident bi bu ni mel ci pont Émile Badiane ci diggante ñaari at bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu nangoo ci Lamine Ba ñetti simili moo bootu ci juróom-ñetti waxtu ñu wéy ci xibaar yi wax ci taw bi nga xamante ni wàcc na ni ki démb ci guddi ci yenn quartier yi fii ci Ndakaaru boo moytuwul it dana taw ci guddik tey ji bu ñu sukkandikoo ci taw yo nga xamante ni ci penku réew mi la ñu koy nemmeeku ca Kaffrine moom taw na fa taw yu métti centre inondé ci jamono ji ñoom sinistré yi nag ñu ngi dund lu dara jarul ba noppi nag di ci tuumal autorité yi ne la ñu waroon def ne liggéey ngir sowe leen ci inondation yi ci jàmm gon sant male ko ci kilifa yi ndax jàpp nañ ne kenn tegu leen ko ku mooy ñoom kala mboob di oto yàlla commerçant yu dul jeex noonu tuni abi dégg nga li leen di jox dëkk bi ak ci yoonu ngànda wi terewut nag ba léegi askan waa ngi wéy quelques heures donc lañ fa fekk tam dal na xel xanaa peut-être digg bi nekk côté ngànda lañu ragal bu gaaw fees mais ñu ngi koy surveiller vraiment bon digg nag foo ko dégg fi ñuy stocké ki ndox la ñu yaakaar ni daal vraiment buñ ci jëlul ay disposition ci jëm ci xale yi ñu fay sangu vraiment mën na jur ay musiba ba tax na vraiment bàyyi nañu ay ndigal pour que vraiment kenn du fa jege kenn du fa sangu. mu nekkoon William Manel di gouverneur bu Kaffrine juróom benn simili moo bootu ci juróom-ñetti waxtu. rajo askan wi. ca Guinée nag am na feebar bu nga xamante ni nemmeeku nañu ko fa ñu koy woowee Marburg benn feebar la boo xamante ni dafa nuroog Ebola ñu ngi ko seetlu ci fi ñuy wax Zérékoré am na sax échantillon boo xamante ni def nañu ko ci feebar boobule ba yónnee analyse yi ci institut Pasteur mu war ko càmbar gannaaw càmbar bi nga xamante ni laboratoire ya ca Guinée def nañu ko feebar la boo nga xamante ni dafay faat bakkan waaye nag Sénégal mu ngi surveiller bu baax feebar bile rawatina jaaree ko ci ay frontière am directeur de la prévention nee na OMS nag alerté gu leen ci mbir mi waaye sunu réew jël na ci ay matuwaay ba noppi bu ñu sukkandikoo ci waa ministère bi nee nañu sax ci yeneeni canaux la ñu jàngee feebar boobule ñu teewlu docteur Mamadou Ndiaye ci jokko beeg Makumba Bey. feebar bi jot nañ koo dégg waaye nag amaguñu ci lu ñu leer parce que lu mel noonu su amee ñun dañuy jot ay bataaxal yi nga xam ne yu jóge ci OMS ni ngeen ko déggee noonu lañ ko déggee mais feebar boobu mooy feebar bi nga xam ne dafa nuroo trop ak Ebola te aussi Ebola ni muy ñëwee ci nit rek presque noonu lay ñëwee parce que foofu dañuy wax ay xeetu njugub moo koy joxe n'est-ce pas su ñëwee ci nit nag moom ak Ebola pratiquement mandarga yi benn la ñoom ñoo bien que doomu jàngoro bi leen di joxe dafa wuute waaye ñoom ni ñuy manifester maanaam ni ñuy jàppee nit ak ni ñu koy indilee ay tolof benn la te aussi mooy feebar yi nga xam ne dañoo aay parce que mun nañu wax ne létalité wala mortalité bi mu yóbbu ci ay nit bu jëlee téeméeri nit mun nañu wax ne que juróom fukk yi yu teg yi wala juróom-ñett fukk yi dañ leen di yóbbu donc feebar bu xaw a bu garaaw amee tamit dañuy def comme ni ñuy xeexee Ebola noonu lañ koy xeex jël ay contact jël ñi di leen isolé jël ñi di leen def ay quarantaine mais nag Sénégal nag mun nañu wax ne aussi dafa bokk ci feebar yi ñuy saytu mooy feebar yi nga xam ne mooy maladie sous surveillance mais lépp li nga xam ne ñun feebar buy surveiller mooy feebar bi nga xam ne dañ koy saytu tout le temps
parce que dafa bokk ci feebar yi nga xam ne dañ leen a bàyyi xel trop Sénégal. mu nekkoon kàddu yi docteur Mamadou Ndiaye ci feebar boobu feeñ ca Guinée te xaw a niroog Ebola. Covid-19 bi daanaka nag troisième vague bi métti na lool rawatina ci fi ñeenti lal yañ fa defoon yëpp daanaka occupé nañ leen bañ fees ñu ne nag ñàkkum lal yi foofu li ca zone tampon boobu la nekk ca poste de santé bu Yëmbal tax na ba ay malade yu bëri di ñàkk seen bakkan ci feebar bi le médecin chef ba nag nee na am nañu fukk ak ñeenti décès yoo nga xamante ne nemmeeku nañu ko ci geneen wàll bi ñeel vaccination bi am nag fukk ak benn point de vaccination yoo xamante ni daal installé nañu leen ba noppi reportage Aminata Ba. centre de santé bu Yëmbal daal di saturé lal yi fa nekk yépp te ñu jagleeloon ko ñi amee jàngoroy Covid-19 daal di fees dell bi troisième vague bi duggsee ak léegi Pape Samba Dieye di médecin chef bi. lal ak ñeent la ñu am ci zone tampon bi. ñi ngi xalaat sax nu ñu ko yokkee ci ay fan yu en général à partir de 10h 11h jëm midi presque loin yi day jaar par benn la ñu ñëw mais quand même nit ñaa ngi ñëw quand même. comme ay hôpitaux yu bëri yu nekk fii ci biir réew mi virus bi nag bàyyiwul sax personnel bu poste de santé bu Yëmbal. Pape Samba Dieye di médecin chef bi di woo état bu Sénégal mu daal di yokk communication bi bu ko defee mu gën a ñaax askan wi ngir ñu jubale ci bërëb yi ñuy ñàkkoo. Aminata Ba ñaax ñi ni ngir rek ñu dem ñàkku ji tamit garantir leen ba même su fekkee ne am nañu feebar bi du ñu am ay complications loolu moo tax a jóg Finova Sénégal benn organisation la boo xamante ni ay médecins ngi ci ay pharmaciens ay avocats ba ci sax ñi nekk ci société civile ñu ngi ci biir ñu ne la leen tax a jóg daal mooy dimbali askan wi ngir ñu def choix bu baax rawatina dem ñàkku ji Amadou Diop di njiital Finova ñu teewlu kook Amadou Sabar Ba. Finova Sénégal nag dafa nekk vaccin bi organisation internationale bi jël ko en charge ñëpp nañ ci bénéficier que muy ku vacciné wu ba pare que muy tamit ku vacciné wul. ñu dem ca Sorox dëkk la bu nga xamante ne mu ngi nekk ci commune bu Niakhar fi mu ne nii nag am na poste de santé bu bees tax waa Indagraf Sahel ñoo leen ko tabaxal muy lu askan wa di rafetlu ndax di gis ne dañ doon dox ay kilomètre ngir dem faju ji ñuy xaarandi nag ministre de la santé ngir mu équiper leen ko Aminata Goudiaby. askan yi yeewoo ci Sorox nag ñi ngi ko doon xaar ay weer a ngi nii fi mu ne nag mën nañu kontaan seen xel mën na dal poste de santé bi nga xam ne moom la ñu tabax ci seen dëkk ba dina commencé di def liggéeyam autorité municipale yi nag ci vendredi ji lañ ko doon inauguré Amakodou Sène moom mooy maire bu Niakhar. tey la ñu doon joxe caabi yi urgence la maanaam nit ñi ni ñu doon sonné pour jot ci paj mi moo tax loolu buñ ko ubbee fii vraiment muy loo xamante ne lu am njëriñ la. bërëbu fajukaay bi nag ñi ko tabax ci village bu Sorox ñoom ñoo di waa Indagraf Sahel nee ñu xaalis biñ ci def nag ëpp na tuuti 45 millions de francs CFA Fatou Ndoye moom mooy chargé de programme ci Indagraf. dañu defoon benn gëstu bu nga xam ne daf ñu permettre ñu xool situation bi nu mu demee nu mu tëddee fii si Niakhar foofu la ñu tànne Sorox pour man fi teg hôpital bi mais liñ si nemmeeku mooy que ne liggéey la bu nga xam ne dafay permettre population bi ñu wàññi leen seen coono rawatina jigéen ñi nga xam ne vraiment bu ñu daan wasin sax dañuy dem fu sori. ay équipement nag manqué na fii mu ne poste de santé bu ni mel ñu ciy xaar waa ministère waaye nag ab personnel affecté nañu ko fa ba pare médecin chef district sanitaire bu. donné su ko defee ñu mun leen a xam identifier leen nu mu waree dispositif boobule ministère gi ngàlloo wàllu mine ànd ci ak direction des statistiques ñoom ñoo ko taxawal dañoo bëgg a liggéey rek su ko defee étude bañ cay jëlee ñu muñ ko partager xibaar yi nga xamante ne ñoom ñooy jóge ci collecte yooyu le démb lañ ci doon amalab ndaje ñu ànd ceeg Umu Kalsum li secteur minier am na importance ci wàllum koom-koomu Sénégal ndax dina ko indil ci lu toll ay junni milliards ci wàllum PIB looloo waral nag acteurs yi gis ne jaadu nañu amal ay collecte des données maanaam saytu koom-koom gi am ci secteur minier bi Alénar Diop nekk ki jiite direction statistique ak démographie. secteur minier secteur bu am solo la aussi tamit secteur bi nan lay contribuer à l'économie ak ñaata emploi lay créer ak nan lay assister population yi au niveau local ñu permettre ñu daal di am ay données yu fiable limite yi nag mooy jëluñu lépp ci secteur bi ndax am na exploitation artisanale yoo nga xamante ni jëluñu leen xam naa dans une perspective ñu continuer collecte bi dinañ élargir couverture bi pour am plus de données sur le secteur. benn bulletin statistique nag amal nañ ko ngir yombalal saytu bi ci wàllu emploi gën a yaatal njëriñ gi am ci secteur bi. boo jëlee tamit ci problème mu emploi secteur minier ñi muy employé ci ay nit mat na junni ak ñeenti téeméeri nit ci secteur bi boo xoolee aussi tamit production bi day varier suivant région yi
ni production bu bari lañ am comme Kédougou ak Thiès pour wane ni rek. juróom-ñett fukk ak juróom yi ci ay données collecté nañ leen buñ sukkandikoo ci ki nga xamante ni moo yor wàllum direction contrôle ak surveillance opération minier yi muy xamle ne rek li des mooy ñu saytu wàllum secteur informel bi nga xamante ni dafa tënk ci wàllum artisanat ak exploitation carrière yi. mu kalsum li pétrole ak gaz ban njeexital la mën a am ci dëkk yi nga xamante ne ñoo nekk ci frontière bi lu mel ni Tambacounda loolee nag am na groupe de presse bu nga xamante ne ñu ngi koy wax Alkuma mu ngi ci liggéey ki nga ànd ci ak PCA bu Petrosen Holding di professeur Mary Teuw Niane ci loolu ñu teewlu directeur Alkuma ci boppam di meeg dañu ko kaddu yu mu dénk Moussa Oumar Gueye. li tax thème bi ndax tey Sénégal ñu ngi dem ci exploitation pétrole ak gaz ñu bëri ñu ngi ci wax mais liñ ci wax xamuñ ci dara donc ñun dañu ne balaa ñoo nekk fii di parparloo nañu woo ay borom xam-xam mu faram-fàcceel ñu exploitation pétrole ak gaz lan lu ñu mën a jural ci ngëneel waaw ñu teel koo xam ñun waa Tamba ñu mën a jël suñu matuwaay ci li dem ci formation métier yu bees yi ndax bu ñu ko xamee rek dina tax phase exploitation bu ñëwee rek dinañ mën a anticiper bokk ci ñi nga xam ne ñoo ci nar a jëriñoo suba ndax ñi bëri dañu yaakaar ne donte pétrole bi Saint-Louis lañ ko exploité Tamba mën na ci bañ a gis boppam déedéet képp koo xam ne ressource nationale la ressource nationale boo ko waxee mooy képp ñëpp ñoo ci war a gis seen bopp ñun waa Tamba nag ñu bëgg waxtaan déjà ñun ci ban fànn lañ war a mën a gisee suñu bopp ci exploitation boobu ñu tànn ci professeur Mary Teuw Niane ndax adduna bi yëpp moom moo nekk tey PCA Petrosen Holding. tàggat yaram daañu ci ànd ak Malal Junior Diagne waaye jàpp leen xibaar bi ñu dab léegi mu di génn àdduna kii di Mbaye Guèye ancien tigre de Fass ñu koy xamal léegi ñu koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana jàlle ko axlu làmb yëpp ak njabootam ñu jébbal kàddu gi Malal Junior Diagne ci xibaar yi ñeel wàllu tàggat yaram. jàngeen jëf ñu daal di doore ak lu jëm ci fàllub président ligue amateur bu football bu Sénégal loola jëm si yeesal banqaasi fédération sénégalaise bu football bi nu ni si aljuma ji Abdoulaye Sow lañu daal di kon falaat mu daal di jiital googule banqaas bu bokk ci boobule fédération Abdoulaye Sow nag bañ ko falee bi mooy ñetteel bi yoon bu ñu ko fal mu yoree ndombal tànk gu ni mel am na baat yenn yu mu yëkkati daal di koy jagleel askanu Sénégal ak ña ko fal. bon liggéey bi moom xam nañu askan wi am na luñ ci junj mooy taxi yi ñu xool nañ ko defaraate ba football amateur gën cee gis boppam parce que loolu dafa am solo li am solo itam mooy football amateur bi au-delà de son organisation mais ci impactam dans la fédération de football mu mën ci am parce que mënoo am presque les trois quarts nga am les trois quarts ba pare ñu jox la portion congrue loolu dinañ ci continuer xeex ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy fal ëllëg comité directeur ma jàpp ni Senghor la ñuy falaat suba équipe boobu ñu reconstitué ko gën koo yaakaar ak ñi nga xam ne am xam-xam am xarañ ñu bañ a xool rek kii dafa ànd ak ñun bi àndul ak ñun ñu xool li nga xam ne mooy intérêt football bi ñu doxal ko man de jàpp naa ni page u xuloo ak xeex tëj nañ ko bis tey mais ci loolu tamit suma rakk lay mas a doon suma xarit Ousmane Iyane Thiam loolu laa bëgg a téye. gannaaw moom Abdoulaye Sow ñu daal di déglu ko mu doon defanteel. ci wàllum nawetaan pour yëkkati football bi tey ñu ngi ci football d'élite bi. ñu ngi sant yàlla te nous sommes à la disposition du sport sénégalais. waaw man bi ma nekkee ci football bi ba léegi lépp lu ma mën a def pour jàppale footballu Sénégal dama koy def te bés buñ ma ci woowee tamit ku mu mënti doon lu ma ci mën def rek dinaa ko ci def bu soobee yàlla. ci samedi gi ñu daal di rek fal nag lu jëm si président fédération sénégalaise bu football ñaari candidat ñoo samp seen ndënd ngir doon candidat ci mbir moomule mu di président Augustin Senghor di président bi fi nekkoon ak Madi Touré mi ka dëkk dinañ ko topp ba xam fan lay mujjee. ñu waxtaanee wàllu football samedi gi dañuy yeggali lu jëm si première journée finale yi coupe du Sénégal yi nu ni si dimanche ji ci la ñuy basket ci góor ñi AS Douane mooy suwe ak waa DUC si jigéen ñi nag altine lañu ko jàpp nu ni AS Ville de Dakar moo di basket ak waa Dakar Université Club ñaari final yooyu yëpp nag waa fédération jël nañ ci ay matukaay ni genn supporter du ko fekkee ndare waa fédération taskatu xabaar yi keneen du dugg ci stade Marius Ndiaye loole la ñu duppee wii ko total gannaaw ba ñu amalee ndaje ak équipe yi war a jongante yoon nag mooy sol maillot bu leer ñu def bu ñu paree ñu def sam tirage équipe pour xam équipe bu nekk ban heure nga war a egsi bi ñu dee ba yi léegi équipe bu nekk may na la juróomi nit yi mi dirigeant yoo xam ni seen tur mi ngi ci këyit yi te li leen laaj ñeey ñooñu di war a ñëw il faut ñun fédération ñu xam ko ñu mën leen jox leen seen laissez-passer léegi ñun tam délégation équipe bu nekk am nga droit fukki nit ak juróom ñaar nga am mooy fukki joueur ak ñaar. jàngeen jëf lii mooy li ko doon a fës ci xabaar yi jàngeen jëf nu yendu jàmm. jaajëf Malal Diagne Junior ñu ngi lay gërëm. RFM li ci yéene kaay yi.
Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen di may seen revue de presse. NCA Assurance Auto seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bi rey yooyu ak USAID Break Extraction ñoo leen di may li ci yéenekaay yi ñu dalal Mohamed Ali Mouba. dal leen ak jàmm Sénégal fu mu jëm ak mbas mi ku nekk xam na tey jii Sénégal ci coono la nekk ndaxte contamination yi dañoo bëri nit ñi nu ñuy dee maro de Italie sama naataango yi ne waxati ko fu mel ni kon troisième vague bi dootal na Sénégal sama naataango bi di journal Libération ne tey jii boo xoolee bu baax cas actif yi 15000 cas la les romb nañ ko sama naataango bi jox parole directeur des centres d'opération d'urgence sanitaire mu ne waaw jàppal rek chiffre bi ñu amoon dañ ko multiplier par 9 sama naataango ne boo xoolee bu baax dem nañ ba 90 ba 100 lits par semaine nit ñi daanaka ci benn semaine téeméer nit ñàkk nañ seen bakkan journal Le Quotidien jël xale moom ne waaw lii lan la ñu laaj ko moom lan moo tax sa mu wax li ni mu ne man lii de man lu ma jàpp mooy effet tabaski bi la ndaxte newoon nañ ne ni nañ toog seen kër Dakar gi jullee fii ñu bëri jël seen oto dem ci région yi sama naataango ne waaw résultat mi ngi nii ñëw na résultat bi ñëw na daanaka ñoom ñoo wasaare kon mbas mi foofule naataango ne man loolu laa gis sama naataango ndaxte lii cauchemar la docteur Alioune Badara lii ne man may directeur COUS centre des opérations d'urgence sanitaire man lu ma jàpp mooy vaccination bi foog ñu góorgóorlu ci bu ngir génn ci situation bi nii sama naataango bi di Sud Quotidien jël xelam ne looloo tax kon bu ngeen xoolee bu baax tey yi état bi dafa xoolaat stratégie am waaw indiwaat point Covid bi point du jour daanaka docteur Mamadou Ndiaye di joxe résultat chiffres yi chaque jour delluwaat nañ ko ci télévision naka noonu nguur gi def na lépp ngir oxygène bi mu teew ci CTI naka noonu itam mi ngi multiplier kon centre de vaccination yi loolu yëpp ñu gis ko sama naataango bi journal Le Soleil ne yokk na ni naka noonu itam TDR yi test de dépistage rapide yoo xamante ni mun nga ko am ci centre de santé yi sama naataango yokk ni fanweer ak juróom centrale d'oxygène ñu ngi koy xaarandi ci Sénégal mu yegg si fii sama naataango bii di journal Les Échos ne balaa loolu nag Côte d'Ivoire jël na les devants moom nee na képp koo xamante ni jóge na Dakar wala Tunisie boo yegg si ñu lay laaj passe vaccinal waaw ngay wone test boo xamante ni wane ni da nga wër amoo mbas mi lu ko mooy doo dugg sama naataango yi wax itam ci inscription sur les listes électorales Ousmane Sonko waxati na moom njiitu Pastef wax na nee na mi ngi njort ay résultats préfabriqués ci élection yi di ñëw fa ragal ni nguur gi sàcc élection yi moom ñu laaj ko lan moo tax moo li nu mel mu ne waaw boo gisee ma wax loolu dafa fekk élection buñ koy sàcc du jour élection ku nekk xam na li nu mel victoire technique la daanaka da ngay préparer waajal indi yenn coppite yoo xamante ni daanaka kenn xamu ko wala yenn galgal yi balaa élection yi su ko defee li nga jël say résultats jour vote loolu la jël say résultats jour vote loolu laa jàpp sama naataango journal Vox Populi dellu si bu baax baax ci wax yooyu lay sama naataango ne Sonko brandir na le blocage des inscriptions ndaxte nee na inscription yi nuñ koy defee daana baaxul nuñ koy defee dafa yéex wala sa nuñ koy defee daanaka seen gars yi la ñuy privilégié loolu la moo tax kon ñoom mënuñu ko am ka noonu carte d'électeur yi ndaxte boo amul carte d'identité yi mënoo kon bindu ci liste yi kon yooyu ay xeetu galgal la beneen xeetu waaw ku nekk gis na honoré écurie kay baax sama naataango bi di journal Les Arènes wax ci Yékini nee na roi des arènes pendant 15 ans daanaka kenn musu ko daan musul dégg muñal naataango laaj nag qui peut faire mieux kan moo mën a def li nu mel wala lu ko ëpp ku ko mën na ñëw jërë ngeen. Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen doon may seen revue de presse. NCA Assurance Auto seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bi rey yooyu ak USAID Break Extraction ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. Mohamed Ali Mouba mbokk yi jërë ngeen jëf fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi dafa pàttali ci li ci gënoon a fës xibaar yi jàpp leen ne ñaareelu tuuru bac bi ni ki tey ji la ñu koy tàmbalee fas ko ne wéyal ni ki altine feebar bu bees bu feeñ fële ca Guinée ñu koy wax Marburg feebar la boo xamante ni dafa xaw a xeetoog Ebola Pasteur bu Ndakaaru wàllu tàggat yaram assemblée générale élective bu fédération Sénégal ba leneen it xibaar bu tiis di génn àdduna kii di Mbaye